asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk si àddina bi maa ngi leen di ziara di leen baalu àq te di ko sakku si yéen mbokk yi tey la altine juróom-ñetti fan le 8 novembre 2021 waxtu wi ñu nekk yëg nañu il y a quelques instants ni kii sunu xarit bi sunu mbokk bi di Guy Marius Sagna baayam génn àddina fële ca Etomé ca Casamance ñu di profité occasion bi jaalee mbokk mi te di ñaan yàlla sunu borom teeru sunu papa jooju ci àjjana yu gën a kawe yi mbokk yi gannaaw loolu waxtu wii ñu nekk ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moo di convocation Barthélémy Dias devant li ñuy wax cour d'appel bu Dakar li tax loolu dañ koy atte ci li nga xam ne moo jëm ci faat bi ñu faatoon Ndiaga Diouf bu fekkee ne am ngeen fàttaliku tuuti le 22 décembre 2011 jamono jooju góor gi nekkoon ci nguur gi Abdoulaye Wade Macky Sall nekk ci opposition bi ñoom Ousmane Tanor Dieng et consort àndoon ak Macky Sall ci coalition bi ñu naan Macky 2012 jamono jooju bu ngeen di fàttali le 22 décembre boobu la ay bandi yoo xam ne nee nañu waa PDS ñoo leen yónni dañ daal di ñëw yegg si fële nga xam ni moo di mairie bu Mermoz ne dañ koy attaqué la Barthélémy wax mu daal di génn si ak ay nitam yor fetal dóor ay bal ci diggante bi Barthélémy joxe woon na benn interview xamal ni dóor na bal seen kaw bu ñu bëggee xam ñaat nit ñoo faatu nañ dem ca hôpital ba ci diggante boobu la ñu gis ni Ndiaga Diouf bal dal na ko fa far mu faatu ñu jàpp si Barthélémy Dias mais jamono jooju puisque Barthélémy dafa nekkoon parti socialiste ak Ousmane Tanor Dieng nekkoon ay xarit yu baax ak Macky Sall bi ñu dugalee Barthélémy ci kaso bi entre temps la alternance bi daal di am 2012 Macky Sall la fexe na ba ñu génnee Barthélémy Dias parce que dafa nekkoon en prison en même temps ñu inscrire ko ñoom ci seen liste pour mu nekk député boobu ci kaso bi la nekkee député ñu fexe lever immunité parlementaire am jugé ko ci gannaaw sa ñu daal di ko condamné à 2 ans de prison mais 6 mois ferme ndëgam tëdd na juróom benn weeru kaso yi ñu daal di ko bàyyi toppeetuñ ko dara mais keroog ci jugement bi procureur dafa newoon dafa bëggoon Barthélémy Dias ñu tëj ko à 10 ans de prison fukki atu kaso pour coup mortel te it jugement bi ñu ko rendre ba pare dañu condamné woon Barthélémy Dias pour mu fay ñaar fukki millions ak juróom muy 25 millions pour mu fay ko waa kër Ndiaga Diouf Barthélémy nee na d'accordul ci alal boobu mu war a fay mu def appel ke nga xam ne mooy procureur it d'accordul ci 6 mois yi ñu tëjee Barthélémy mu def appel donc ñu doon xaar pour mu juger waat yëf yi boobu ak léegi am na ay rejet yu bare chaque fois ñu programmé ko chaque fois duñ ko def ba keroog juillet bi passé le 7 juillet gannaaw Barthélémy Dias ñëwuloon tribunal juge yi dañu décidé ni le 10 novembre muy gannaaw suba àllarba la ñu fas yéene jugé ki di Barthélémy Dias waaye décision bi mu ngi génn gannaaw Barthélémy Dias bu mu xamale ni candidat la ci mairie bu Dakar te it contexte bi moo di tey Barthélémy Dias dafa taxaw tànku opposition parce que jaarootul benn taal ak ki nga xam ne mooy Macky Sall ak ñi mu àndal tax na mu indi jeexi jaaxa yu bëri waa Yewwi Askan Wi nee nañu dañu ànd ak Barthélémy Dias di ko xamal ni bu mu dem wuy ji boole ci woo askan wi nañu ànd ak moom ca loola ñun waa Kéwoulo dañ ci amoon position man Babacar Touré surtout ma assumé ko woon depuis 2011 bindoon naa si benn article bu tudd la légitime démence pour xam ndax Barthélémy dañ ko tooñ dañ ko bëgg a jaay doole wala jaayuñu ko doole bindoon naa ci ca 2011 le 26 décembre 2011 laa bind article boobu képp ko tapé ci Google di nga ko ca fekk argumentaire yi ma fa waxoon xalaat bi ma ci waxoon cours magistral ba ma fa joxoon ba tey loolu mooy sama gis-gis par rapport ak la question de la légitime défense maintenant li nga xam ne moom laay ñaawlu mooy lu tax ñaari côté laay waxal Yewwi Askan Wi lu tax ñu xam ne dossier bi dafa nekk en suspens à tout instant mën nañu convoquer Barthélémy Dias te mën nañ ko juger mën nañ ko condamner te buñ ko condamner dafay perdre tous ses droits bu fekkee ne sax gagné na mairie bi lu tax Yewwi Askan Wi en toute connaissance de cause ñu daal di jël Barthélémy Dias investir ko ci liste yi muy premier
deuxième bi Macky Sall dafay wone ni ku ànd ak man loola neex def ku àndul ak man loo def lu tuuti ma dal sa kaw parce que tey jii bu fekkee ne war nañu jàpp Barthélémy Dias jugé ko ci affaire Ndiaga Diouf bi nga xam ne ça fait 10 ans donc fan la ñu war a mën a teg ñi nga xam ne rey nañu 14 personnes yi te matagul sax at su ma nee 10 ans ñu bëri nañu foog ne kon 10 ans mat na te ñoo jàngale en droit ni ki loo xam ne 10 ans la en matière de crime dafay daalu si li ñuy wax prescription ñoo xamale ni cas bi prescription mënuñu ko wax parce que diggante bi am na ay actes de procédure yoo xam ne def nañ ko mooy jugement yi ma leen waxoon yoo xam ne def nañ ko donc tax na même bu ñu defee appel nu mu yàgg prescription mënu ko laal suñ leen joxee kaaw Barthélémy Dias boobu boo xam ne bu leen neexee it mën nañu delluwaat def ci émission spéciale ci lan mooy légitime défense lan mooy disposition yi nga xam ne moom la loi bi maye pour nga mën a wax ne légitime défense laa nekk mën nañ ko def mais ci diggante bi dama ci taxaw ci point bi parce que kaaw Ousmane Sonko pratiquement même chose la dossier bi gannaaw bu ñu waxee un juge d'instruction désigné nañ ko mu teg ci un acte d'instruction parce que déglu na Ousmane Sonko déglu na ki nga xam ne mooy Adji Sarr déglu na ki nga xam ne mooy Ndeye Khady ak borom këram juge bi dafatu ci dara ci diggante bi juge boobu muy Samba Sall génn na àddina ñu daal di jël dossier bi dënk ko ki nga xam ne mooy Abdoulaye Thioune bu deuxième cabinet boobu ak léegi kenn waxagu ci dara waxoon naa leen un jour ne leen xalaatuma jugement mu mën a am ci lii parce que bu fekkee ne droit la ñuy topp le droit simplement du loo xam ne Sénégal moo ko inventé dañ ci adapté wu di ko lire di réadapté yenn yi di ko réadapté aux réalités de notre société mais droit Sénégal bind ko bu ñu naree topp droit ci droit rek lii permettre juge d'instruction mu comprendre dossier bi tey ñàkk nañ ko kon dossier bi instruire ko légalement instruire ko normalement mënatul nekk parce que kër gi nga xam ne fa la yëf yi am te ñu naan le lieu présumé de la commission des crimes kër googu amatul wala boog la fa nekkoon les dispositions des meubles les dispositions kenn ku ne nit ku ne ñu war la mën a ne demal keroog yow fan nga nekkoon fan nga toogoon defal li nga defoon defal geste yi nga def léegi mënatuñu ko am ndax le lieu présumé de la commission des crimes a disparu loolu la ñuy wax disparition volontaire ou involontaire ou modification volontaire ou involontaire du lieu présumé du crime moom la gars yi def bi ñu fexee ba nga xam ne Ndeye Khady ma toogoon foofu ak ay lalam ak ay matlaam ak ay dispositions yi ñu fexee ba borom kër gi génnee ko ci kër gi donc mënuñu def benn acte d'instruction bu normal sans que ñu def reconstitution sans que ñu indil kenn ku ne mu wax ni lii la defoon sans que juge d'instruction bi nga xam ne ba tey tegul tànkam ci suite bootee mu dem xool naka la yi fi defee parce que une enquête préliminaire defoon nañ ko mooy gendarme yi bi ñu ñëwee mais la conclusion des gendarmes ñu continuer ko ci procès verbal droit dafa ne dañ ne sert qu'à titre d'information procès verbal lépp lu ci nekk information la rek pour magistrat yi juge d'instruction moo war a yaatal juge d'instruction officier de police judiciaire la comme gendarme comme policier dafa war a def dafi enquête mais ba léegi dara amut li ñu ragal mooy ñu téye dossier bi tamit ba ñu dem ba ñu ne suba la élection yi ñu koy génnewaat mu indil ñu même situation bi ñu am tey ak Barthélémy Dias mais suñu yemee rek ci dossier wu Adji Sarr dafay tax ma mën a féluwaat gars yi newoon nañ ma temps yële da nga taal cuuraayu dëmm tax na dëmm yëpp génn di yëngatu ma koy taalaat encore wax leen ni gis naa ay journalistes yi bind nii Babacar Touré dans de sales draps Babacar Touré mosta nekk dans de sales draps te du tëdd dans de sales draps Babacar Touré dans de draps très propres lay tëdd tax na ma bëgg leen wax ni la ma leen waxoon ca njëlbeen foofu laa taxaw ba tey di xaar nag ki nga xam ne mooy son excellence le roi des rois mu jël ay dispositions li jëm ci Babacar Touré mais am na li ma leen waxoon am na fu ma yemoon newoon naa leen Adji Sarr dafa fàq man maa leen newoon daw na dafa feebar man maa leen newoon bëggatul continuer ñi koy jouer le rôle yooyu mais tey dama leen di xamal ni encore puisque ñoom génn ñu nee na dafa toxu te ñoom déggal nañu toxu boobu defe naa ni kuy toxu doo tëb balcon parce que Adji Sarr bu muy génn kër googu dafa tëb balcon daw bi muy dem amuloon sax xaalis bi nga xam ne moom lañ nar a jëlee oto arrivé payé la def ki nga xam ne nag moo ko récupéré muy encore koo xam ne damay bàyyi turam puisque am na yu bëri yoo xam ne dafa nekk di daw yàkkamti joxe yenn information yi dafay yàq le processus bi nga xam ne moo nekk daw parce que Adji Sarr bëggatul jouer rôle bi ñu koy jouer loo parce que comprendre na ni marionnette lañ ko def parce que comprendre na ni lu ñu ko dig
duñ ko def ca gannaaw sa kooku récupéré ko xam ni mënu koo denc këram la daw yóbbul ko xale bu jigéen boobu nekk Mermoz xale bu jigéen bi ba tey duma leen wax ku mu doon xale bu jigéen bi contacté na ay nit ñu jéem a xool ay projet fu ñu ko mën a làq ci diggante bi kee nga xam ne mooy maître El Hadji Diouf kenn woowu ko woon parce que la tax kenn woowu ko woon loolu beneen débat la encore waaye bés bu ñu ci yeggee dinañ ko wax beneen avocat ñëw na pour mu bëgg a jël Adji Sarr dem ak moom Adji Sarr bañ na mu toog fa ci diggante bi ñu jéem a lijjanti fan lay dëkk fan yi man ñu nekk nag mën naa leen wax ni foofu ca Mermoz mu nekkoon jëlee nañ ko fa source yu bare yoo xam ne mosuñu ma wax loo xam ne du dëgg xamal nañ ma ni xale bi jëlee nañ ko yóbbu ko Jirna pour mu dem def fa benn journée de doxantu dellu soir nekk fii ci Ndakaaru donc information bi ni véhiculé mu ngi ci ay mbokkam nekkut du benn dëgg mu ngi fii ci Ndakaaru fan la nekk loolu lépp xam nañ ko mais yegguñu ca loola tax na ma di leen wax ni situation bi nga xam ne moom la Barthélémy Dias dund tey mu instrumentaliser la justice pour régler un problème boo xam ne mën nañ ko régler bu yàgg damay ragal ni ñu bëgg ko maintenir encore dans le cadre de l'affaire Adji Sarr puisque ba tey benn acte de justice bugguñu ko teg ci yëf ya la ma leen waxoon ci njalbeen ba tey ci biir dossier boobu foofu laay taxaw amul lenn loo xam ne dama koy changer dégg naa leen ay menaces de poursuite judiciaire ma xamal leen nii ce serait un honneur pour man Babacar Touré ma jouer li nga xam ne mooy première manche premier round de ce feuilleton Sweet Beauté parce que pour une fois voilà benn affaire boo xam ne dafay rester dans l'histoire et képp koo xam ne acteur nga joué nga rôle ci biir yëf yi histoire du la mas a fàtte les autres tous les autres ñi nga xam ne joué nañu rôle yoo xam ne la yàlla xam doy na defe naa ni ils seront très vite dans les oubliettes dans les poubelles de l'histoire lii moom laa amoon li ma leen bëggoon a wax di leen balu àq di ko sakku si yéen di leen ñaanal jàmm Sénégal jàmm la ñu soxla nu ñu mën a fexe ak kenn ku mu mënti doon xam ne am na rôle am na responsabilité pour que Sénégal gii ñu fexe ba mu am jàmm jërëjëf